accident yi lii lan la tribune yéene kaay ne juróom-ñaari doomu aadama dee ñoo dee ci kaw tali bi la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun diggante Mboro ak Matam la dee ni ko kon démb allahu akbar dama ne la accident yi daal dina tàmbaleeti waaw ñaar ci ay jàngalekat yu jigéen yoo xam ne dee démb faatu nañ te moo ni seen formation moo doon doog a jeex ca diwaanu Mboro googee am na beneen jigéen boo xam ne tamit tali bi rey na ko moo ni daa bootoon doomam sax te Sandaga gee benn camion boo xam ne dee daa saaraani rey na benn nit yàq na fa tamit ay bagages yu bare bari daa la wax ca tëngee ca beneen camion waaw daa daw ba ni saax dugg ci benn classe la ilaha illallah am na ca ñu am kon ay gaañu-gaañu laa la wax yéeni kaayu dee média gi ne dama ne la gën a gàtt lu tolloo juróomi téeméer ci ay doomu aadama yoo xam ne ñoo faat ci kaw tali bi lée 2019 lu tolloo juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards yi ñuy perte laa la wax libération yéene kaay ne àllarbay démb ji day waaw dama ne la ñuul na ko miti lool ci kaw tali bi lée ñeenti accident yoo xam ne juróom-ñaar ci ay doomu aadama kon ñoo ca faatu te camion yi day tudd nañ leen ca box populi na wax ko kay ca kaw dama ne la camion yi ci boppam kon ñoo rey nit ñi ci biir dëkk bi laa la wax juróomi doomu aadama bokk na ca ñaari jigéen yoo xam ne kon ay jàngalekat lañu ay Satu Njaay ak Ngoone Géy mi lée démb la ñu faatu laa la wax ci diggante Matam Gaye ak Linguère allahu akbar corona baa ngay continuer rey de ca jamono jooje Le Soleil yéene kaay nee na maara day taali ñaareelu corona gi nga xam ne ñi nga xam ne kon mbaa du dikkaat ci dikk bi lée boo sàgganee matukaay danañu ko gën a taral laa la wax Le Quotidien yéene kaay ne te Macky Sall kay solaat na maskam ba de waaw laas ne moom président Macky Sall moomee la muy sàkku day mooy ay matukaay yu bees nouvelle mesure waaw ndaxte nag juróom-benn fukk ak juróom-benn ci doomu aadama yi nga xam ne démb danoo corona looloo tiital ñëpp nag laa la wax tribune yéene kaay ne te conseil des ministres ba day waaw solinu masque gi lañ santaane de lu ko may ñaareelu couvre-feu dana am ramas bi kay dana commencé ak leen te di toog leen seen kër critique yéene kaay ne musiba bi nga xam ne maanaam ñi ngi koy xalaat day maar di taali léegi nag gis nga masque yi moo xam ci biir oto yi la wala bërëb yi nga xam ne kon ñëpp fa fay daje day léegi dañu koy contrôler de dëgg la yéene kaay gi ne mbaadu kon corona gi la fi amoon day waaja amaat bu ko waxati mu ko kay looloo tax nag ba ñu jël kon ay mesures yu bees balaa doomu jàngoro ji lée di tasaaroo tribune yéene kaay ne waa andi gësam day waaw nee nañ lii nag li ko waral du dara lu askan wi ci boppam ñoo mujj bàyyi te docteur yoo yee jam nañu baaraamu tuuma tam nguurug Sénégal gi lée nguurug Sénégal gi day réew mi quotidien nee na député Mame Diarra Fam day xamal na leen démb ne leen Assane Diouf dafa feebar bu miti miti sax waaw te nag Assane Diouf moomee boo sàggane danañu dagg benn tànkam bi laa la wax mar di tali la ilaha illallah dama ne la député Mame Diarra Fam moo ko wax démb ca assemblée nationale ba ministre de la justice kon di maître Malick Sall doon fa jaar sur sa année wàllum justice googee coowal Serigne Modou Kara mi lée ak Kara sécurité yi am na yu bees ci am day problème yaa ngay démarré ñeent fukki doomu aadama ak yeeg ñett yaa ñu jàpp day dellu ca procureur chefu Kara sécurité yëpp teg nañ leen loxo te seen avocat mën ta teg loxo ca seenu dossier luy li critique yéene kaay ne centre boobee dañ leen faa jàpp wala dañ leen fay jubbadee en tout cas nguur gi day yéeyu ca yàbbi de waxu ca de Dakar Times ne xanaa xamoo ne luy njiig nguur gee njaak waaw parce que ñoom ñoo war a téye waate ñoo war di jubbanti yor wàllum kaaraangeewu réew mi lii quotidien ne de xam nga centre yi nga xam ne maanaam moom nga gis ñu naan dañ fay jubbante ay nit ak wàllum milice yeeg yooyee waaw mais parce que nguur gi ci boppam moo ñëw ba ca buntu kër dari xëy daal di fay sukk ay oomam laa la wax Boubacar Sadio commissaire à la retraite waaw nee na mbir mi du mujj fenn laa la wax du mujj fenn leesi ko yéene kaay ne coowal centre Kara yooyee waaw Pépé Diaw di doomu Baba Diaw la waaw teg nañ ko loxo ba jàllale ko mar day taali parce que fukk ak juróom-ñeent ci ay doomu aadama day dañ leen doon maltraité ci urmbalu këram gëm dëkk ca Wakaam waaye Pépé Diaw mi bañ ko laajee waaw daf ne ma su koy la xew ca biir kër ga ca boppam xamuñ ci dara ba dara booloo jeex laa la wax li nit yi xam kay te mu garaaw mooy la xew ca kër yi kay sur quotidien waaye xoolal ma budget créé bi lu tolloo juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay millions allahu akbar teew créé bi ñi ngi leen di fay te defuñu dara way Samba Macky day politique la tal box sob li ne Mame Mbaye Niang day daal di ne yekk lu mel ni xamee Mahmoud Saleh mi directeur de cabinet président problème yaa ngay démarré de Mame Mbaye Niang ne Mahmoud Saleh day directeur de cabinet technique la su duggee nekk ci wàllum politique yi bañ ko joxoon wàcc na ko te ay diplôme la kenn mënu ko nëba man day Mame Mbaye bu ma loolee daloon du ma nangu mukk di dunduloo sama patron kon lii Direct News de ab directeur de cabinet au président de la République day boo xam ne amul diplôme waa dëkku Senghor ak Cheikh Anta Diop est-ce que yeyool na lii Abdoulaye Wade de ba mu defee erreur boobee daa gaaw daal di koy changé waat Mame Mbaye Niang nee na Macky Sall xamuloon ne Mahmoud Saleh amul diplôme les ko yéene kaay ne am na genn kuréel day bi bëgg ay ci koy rafet ak yooyee dellu si waat ci ëttu politique bi waaw nee na ñu Mahmoud Saleh daa war a jógee kon ca place boobee parce que bokkul hiérarchie te amul benn lijaasa bu méngoo waa hiérarchie le témoin yéene kaay ne Macky Sall day taskatu parti la parti yëpp la tas PDS moom daanaka dañ koo wal parti socialiste nga ne le xar ba ni tasar AFP xar ba ni tasar waa réew mi moom dee ca faa la ngi nii la Macky Sall mujjee jaxaseeg Idrissa Seck laa la wax waaye laataa loolu ñoom Pape Diouf ak ñoom Omar Gueye ba Idrissa Seck njëkkee bàyyi Benno Bokk Yaakaar ñoom dañoo desoon ca biir waaw Macky daal taskatu parti la Assane Mansour Mbengue day coordonnateur cadre républicain yi nekk te ngeejee waaw nee na mënoo jël lu tolloog juróom ci ay responsable APR
APR sànni leen ci tuuti yi ba pare jël seeni noonu démb indi teg mais loolu problème la waaye li Macky Sall di def day këfut na ca kawam ak ca kaw rek ca Guédiawaye kay ubbil évidence yéene kaay critique ak Les Échos waaw nee na Bougazelli day Seydina Fall ak juróom-ñeent ci ay responsable yoo xam ne ña ngay dal ca kaw Aliou Sall ndax nee nañu na mu yoree parti ba ca boppam ca Guédiawaye baaxul kenn boole wu leen ci dara na Macky Sall ñëw wax ca loolee ndax juróomi coordonnateur yi nekk ca juróomi commune ca Guédiawaye day ak juróomi chargé des élections waaw nee nañu Aliou Sall na muy doxalee ca boppam ca parti ba baaxul nee na boole tu leen ca dara moom Sada Sall mële ak Vieux Diop Abou Sène Maguette Fall Mika Ba Askama Seydina Fall Bougazelli ak Amara Pape Sall ak Beydi Ba meeru Gounass sursaane waaye marché konto di nga xam ni ko joxoon nañ ko Sinoa ci juróom-benn milliard waaw ARMP day nee na directeur Sénélec lii du ca dal kase na lépp Direct News de Sénélec day ak Pape Demba Bitèye mi lée amul yaakaar la ko gars yi wooyee léegi de yaakaar gu tas koo xam ni kon moom la ñu gis ci Pape Demba Bitèye mi lée doy na waar ëpp na jafe na lool ngir nga gis kuy liggéey ca Sénélec goo gaay te rëccuwul dem bi nga xam ni kon Mamadou Makhtar Cissé dem na ko prix mu 2019 yeeg yëpp fayeguñ ko agent yi laa la wax courant bi coupé suba ngoon gu dégg ba ca xuy xama tàmbaleeti na évidence yéene kaay ne Youssouf Bengelloune day ak Ibou Faye waaw joxante lañ loxo day ànd defar Kaolack ak Kaolack Nouvelle Vision Abdou Mbacké Bara Dolly day député bokk gis-gis ci Source A waaw nee na 2012 ba 2020 nguuru Macky Sall gi day lenn dong lañ fi liggéey jàpp opposant yi dugal ci biir kaso bi songu kilifa diine yi songu ta magistrat yi rek lii quotidien ne caay jaabi day daan nañ ko de fukki million day lañ koy laaj ci coowam li doxoon ci digganteem ak Mamadou Massaly mim tuumaal ne Macky Sall kon da koo jox oto waaye caay jaabi sax kenn da koo gisul yéene kaa gi ne ci ñoom la far daa mel ni ku far ci ñoom daal lu la neex def leese ko yéene kaa ne Macky Sall day dana daje tey ak ay alliés day bu juróomi waxtu jotee di 17h conférence des leaders de parti yu Benno Bokk Yaakaar ndaw ndaje mu xumb waaye gis nga Macky Sall nag ndaje boobee ak waa Benno Bokk Yaakaar yi lu mu xumb nañ fexe ba buñ fàtte pétrole bi rek parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal bato yi nañu sàkk na ci géej géek nañuy raasi suñu meññiteefu géej gi ba nga xamante ni bii daanaka tous ciw jën nekkatu fi kenn ci kilifa yi foofee moo ko annoncé waale teyit nag ni daañu séq ndaje ak way taskatu xibaar yi balaa ñu yegg ca boobale ngir jox leen explication xam ngeen ni nag ci côté gouvernement bi ñoom dañoo wax ni ministre bi yor lu jëm ci wàllu pêche ba muy défendre budget ci assemblée nationale Sénégal 161 navire muy ay gaal rek ay gaal wala ay bateau ñoo fi nappe te ca 161 yooyee 129 yi Sénégal leen moom 31 yi ñooy ay multinationaux ak benn bu Cap-Vert loolee nag la nappkat yi àndul beneen rencontre boo xam dina amaat tey jii muy regroupement des boulangers du Sénégal daañu jàkkaarloog ñoom itam ak taskatu xibaar yi waaye loolee dañ koy def nag ginnaaw tournée bi nga xam doon nañ ko def ci ay gox yu wuute ci Sénégal ba ñu noppee ci tournée boobu ñu doon def nag la ci tukkee moom la ñu bëgg a waxtaane ak koy taskatu xibaar yi. président Macky Sall day tiit na lool Sénégal amaat beneen vague ci wàllu Covid-19 loolee fësal na inquiétude am démb ci ndajem conseil des ministres ba tax rek mu jàpp ni nañ gën a farluwaat te gën a góorgóorluwaat contrôle systématique ci wàllu port masque yi muy takk masque yi ci transport bi établissement public yi ak itam ñu bàyyi xel bu baax ci mesure barrières yi nga xam ne sampoon nañu ko minimum de respect nag ci wàllu boobee ngir mën a bañ a jàppandalal tawal ji mu lawaat ci Sénégal lu jëm sax ci journée ñu wax ci leneen di journée internationale des personnes handicapées nga xam ni tey jii mooy bis bi ñu ko jagleel ñetti fan ci weeru décembre njiitu réew mi fàttali te na itam li nga xam ni mooy li mënta ñàkk ngir ñu topp programme bi jàppandalal carte d'égalité et d'échange bi nga xam ni moom mooy indi ak ndimbal ci ki wàññeeku ci laago boole ci itam ay financement des projets ak activité yoo xam ni dafa tënku ci lu leen di jural dara tubaab di ko wax activité génératrice de revenu ngir permettre ñu néew doole ñooñee ñu daal di def seen kéemtulaay kantan ba mën a gàddul seen bopp seen dund lu mooy loolu itam njiitu réew bu Sénégal dellu soit na ci wàllu éducation nationale ak engagement travaux réhabilitation ak modernisation institut national des jeunes aveugles INAFJA nekk fële ci diwaanu Thiès ba mu mel na mu meloon ngir di tatagal ñu bëri ci ay ndaw. leneen ci wàllu xibaar ndax ay éléments yu bokk ci MFDC lañu wala ay bande de voleurs yu bàyyee ko ci Guinée-Bissau en tout cas ñetti ndaw ci fi nga xam ni moo di Diadhiou wala Ndiadiou nekk ca département bu Ziguinchor ñu ngi leen di seet ba léegi gisuñu leen kenn jëkk a dem ñeneen dem di ko seeti
ba léegi gis ñu leen ñoom ñett ñoo ñi leen def na tiitaange lool ci askan wa ba tax ñu interpeller gouvernement bi ñu gën a dooleel sécurité bi wante itam continuer ci wàllu recherche yi en tout cas xibaar la boo xam ne fi mu nekk jaaxal na ndaw yi foofee ci diwaanu Casamance ñu fekk fa Abdourahmane Diallo. depuis bu ñu jotee nouvelle bi l'armée nationale daal di yebal ay ndawam ngir mën a seet ñetti ndaw yu ñaaju yi nga xamante ne réer nañu ci àll bi diggante dimanche ak lundi ay waxtu yu bëri passé jamono ji amuñu benn nouvelle bu ndaw yooyee te ñaaju mën nañu jàpp ne ab désolation bu mag la askan wi di dund jamono ji ci boobule jamono sax mën nañu jàpp ne l'armée nationale moom mu ngi wéyal recherche yi ngir mën a jot ci ñetti ndaw yu ñaaju di ab gox bi nga xamante ne mu ngi bokk frontière ak réewum Guinée-Bissau zone boobee sax nekk ab zone de prédilection bu ay bande armée ñii di bokk ci mouvement des forces démocratiques bu Casamance ñenn ñi di bokk ci ay groupe de voleurs de bétail nga xamante ne ñu bëri ci ñoom ñu ngi jógee ci réewum Guinée-Bissau ban groupe si ñoom ñaar ñi moo enlevé ñetti ndaw yooyee di ab laaj bi nga xamante ne ñu bëri ci observateur yu crise armée bu Casamance ñu ngi koy laajante seen biir laata nag ñu jot ab réponse ci biile interrogation dañuy fàttali ni bëri na ci ay ndaw yi nga xamante ne réer nañu ci àll boobee ñoo ngi fàttaliku sax ñeenti ndaw yooyee dëkk ci quartier bu Alwar bu Ziguinchor yi nga xamante ne réer nañu ci boobule àll ci weeru août ci atum 2018 ndaw yooyee sax demoon ci àll boobee ngir uti ay mat Abdourahmane Diallo di jokko ak yéen ca Ziguinchor ngir Zik FM. maa ngi lay jaajëfal Abdourahmane Diallo mu doon lu doy waar xam ngeen ni Aquatech benn société la buy exploiter ndox ci yenn ci ay collectivités yu wuute collectivités locales yu wuute ci Sénégal waaye fii ci Sénégal moom amu fi benn réputation bu baax noonee la la mel ci diwaanu Diass mooy li tax ñu dëkk ci Kirène def benn dox ñaxtu ngir dénoncer gestion bu Aquatech amuñu ndox mu sell te factures yi cher na te daanaka dañuy doxe maa tey boole ci gestion ba sax nag comité de gestion forage ba daanaka seen ay résultats xaw na tax suuf Papa Dieye. dëkk yëpp a génn doxum ñaxtu ngir bañ Aquatech jël seen forage bi nga xam ne nag ñoom ñoo ko moom Assane Tandou moo fa teewaloon chef de village. kenn desul ñëpp a ngi def taw parce que lii Aquatech bëgg a def ñun les chefs du village ñun nanguwuñu ko. imam Mbengue mu ngi représenté woon imam yi moom tamit dàbbali. ki nga xam ne moo bëgg a ñëw tey pour jël si ndox mi yëg nañu ay mbiram jàngat nañ ko ci réew mi bañ nañu te duñu mos a nangu mukk ngir ne kooka jàngat nañ ci moom ne lu mu yore dalul xel dañoo bëgg ñu bàyyi ñu ak sunu forage parce que am nañu expérience man koo joxal. waaye jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a soxla ndox nag ñoom it dañoo taxaw ci seen ginnaaw góor ñi ngir lànk ba kandaare soxna Khady Ndiaye Mbaye bu Kirène moo yor seen kàddu. buñ taxawalee suñu forage bu mel nii benn société jóge fële ñëw ni da koy nangu ci suñuy loxo te bañ koy tabax gisuñu ko dégguñu ko duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg di ñaan Macky Sall nag nañu jàppale ci lii ñi nga xam ne moom la ñuy naqari ñun waa population de Kirène. waa Aquatech bi nga xam ne moom moo ñëwoon ci manifestation bi tuuti ñu fitnal ko waaye teewaay yu mag ñi ñoo ko ci génne. Pape Dieye Kirène Zik FM. Papa Dieye maa ngi lay jaajëfal Ñaaxeen ma nga ci département bu Tivaouane béykat ya fa nekk dañu obligé jaay seen gerte ci kilo juróom fukki dërëm waaye gënalu leen mooy li tax ñoom ca la ñu jàpp mooy njiitu réew bu Sénégal joxuñu ko information bi jaadu ci situation bi nekk ci monde rural bi ñu ànd ci reportage Aline Badara Sonko. góor gi di Thione Dieng moom nag ak producteur gerte la ay at a ngi nii muy def biile activité moom nag li mu jàpp mooy kilogramme gerte bi nga xamante ne moom la gouvernement bu Sénégal samp def ko juróom fukki dërëm ñoom d'accorduñ ci. état bi juróom fukk lay jënd ca nun jëndkat yaa ngi nu taxawoo ak juróom benn fukk kon du nu bay bëgg a dee ca état defaluñu ci dara ci mbay mi nag bu ñuy wax dëgg ca yàlla tax du ma ni kenn yàlla nuyu na la ca gisuma ko jiw noo koy lijjantil sunu bopp bu ñu dee toogee ca kaw naan baykat yi jox nañu leenu jiw amul. moom nag mu jàpp ni président Macky Sall amul information yu soxal mbirum mbéyum gerte. sunu gerte noo koy lijjanti engrais bi lebaluñu na ko période bi ñu koy jaay dina fekk ab añ akub reer la ñuy xëccoo te am yorunu lu ñu jënde engrais yorunu lu ñu jënde intrant matériel agricole bi bu ñëwee li ci ëpp ci sëriñ si la jëm nan waxante dëgg man mii wax ak yéen président Macky Sall laa àndal. waaye ña ca kaw di ko informé waxuñu ko li dëgg ci monde rural. ay fan gannaaw ba ñu ubbee li nga xamante ne mooy campagne arachidière bi fii ci diwaanu Ñaaxeen béykat yi bëri ñoom nag fas yéene ñëw jaay seen gerte prix bi nga xamante ne moom la gouvernement bu Sénégal fixé muy 250 francs CFA. Aline Badara Sonko moo doon jokkoo ak yéen depuis Ñaaxeen pour rajo Zik FM. Aline Badara Sonko ci diwaanu Touba opérateur économique yi jàpp nañu ne am na ay dysfonctionnement yu bëri yu am depuis ñu commencé comme campagne commercialisation arachide bi opérateur étranger yi dafa mel ni ñoom la ñu gën a jox ay privilèges
ndax ñoom ñu dëkk fii ci Sénégal bu ñu jëndee gerte bay déplacé wu di ko yóbbu fa ñu ko war a jëfandikoo mbaa di ko fa stocké dañu leen di jàpp ci anam goo xam ne daanaka chantage boo xam ni xamuñu dogal yooyu fan la jógee ñoom daal dañoo mel ni ay doxandéem ci Sénégal étranger yi ñoo nekk Sénégal nde kenn du leen laal loolu nag jaaxal na leen Abdoulaye Diagne. njaay ak njëndum gerte mi ba mu tàmbaleeg léegi yàggul dara waaye ci Touba am na ak ngurumtu Fallou Diop moo jiite association des opérateurs pour le développement de Touba. seen waay bi mu wàcc ci biir terrain bi jël xaalisam def ci ay saagam buñ ne ñoo jënd ñu juróom fukk mu jënd 300 te dara du ko ci fekk ñun ñi nga xam ne ñooy doomi réew mi buñ demee jënd 275 ñu fekk ñu fa ak ay sanctions yu métti kon loola mooy yéen dem leen ngeen tëdd di nelaw. tolleeku ci ay jafe-jafe yuy jànkonteel ci dem beeg dikk bi. boo jógee fii jëm Kaffrine fukki tees ngay joxe douane boo yegg joxe 2000 francs gendarmerie boo yegg joxe ñeent téeméer ñi naan 3000 ñi naan 5000 loola nag lañ ñen a doy. noonu ñu fëgg seen gémmiñ di reeteet lu ni mel la. place yi fi nekk di produire gerte yi tëjoon gone yi agressé ji wala ñu sàcc ji wala ñu taxawal wala ñu def leneen ñun waa Touba nag def naa ne buñ ñu mënut a sampale usine suñu ndaw yi di ci liggéey dañ ñu bàyyee gerte gi ñu yor ñu xool ni ñu ko yaxanale ñun ba ñu mën ca ci liggéey comme ni ko suñu waajur yi doon defee. opérateur économie yii di yëngatu ci njënd ak njaayum gerte ne ci réew mi nekk fi gan moo gën fopp dëkk fi ndax jafe-jafe yi ñuy teg seen ndodd saa su ne te teguwul fenn. Abdoulaye Diagne Touba Zik FM. Abdoulaye Diagne ndaw ñi nekkoon te Kaolack di dawal moto Jakarta ngir di ci am dépense di ci yor seen ay kër yëf yi daa doxatul wala ñu bundu xataal leen en tout cas ñu bëri ci ñoom tey koo ci laaj li mu gën a xemmeem mooy dugg ci gaal yi dem ci Espagne reportage yu Aline Badara Kane ca Kaolack. am na fi Kaolack da ngay gis da ngay toog dégg ñu naan arrêté am na ku fa dem arrêté am na ku fa dem bon am na ñoo xam ne actuellement ni da nga leen di dégg ne ñu ngi libi. njiitalal kuréel gi ëmb dawalkatu moto Jakarta yi moo waxee noonu ngir wane ne lii di immigration clandestine lu am la ci Kaolack Ada Niang. seen vélo la ñuy jaay booleeg liñ am ak seen i jur ak parents yi jox leen seen i bien am na moom la ñuy xëy di suturool di xëy di liggéey di joxe dépasse yor ko seen kër yi loolu la ñuy xëy bonjour rek jaay ko daal di dem. moom nag biiral na ne lu ëpp ci ndaw ñi ñu ngi yëngu ci dawalum moto Jakarta muy xëy wi am solo waaye gis na ne autorité yi fulaaluñ ko loolu sax moo tax xale yi di wàcc seen moto Jakarta yi di dem ci mbëkk mi. te Jakarta dañoo xamul ne liggéey la boo xam ne parce que yow Jakarta boo xëyee am ñaata borom Jakarta ñoo fi xëy yor seen kër yi yor ay jabar léegi nag problème bi moo nekk tey liggéey bi ngay liggéey nit ñi mayuñ la nga liggéey comme il le faut da ngay liggéey dajeeg ay jafe-jafe yoo xam ne yow da ngay bëgg sax yow génn ci loolu mooy waral xale yi di jaay seen moto di dem parce que non seulement amuñu ku leen motiver dañ leen di sonal ci kaw tali bi di leen laaj ay kayit te état ñëwul pour organiser ko état bu ñëwoon pour réorganiser je crois que jafe-jafe yëpp du ci am na yenn kayit yoo xam ne yow mënoo ko am parce que réorganisation bu war ak moto yi def amut ba tax moto yi mën a am kayit bi nga xam ne moo valable. jàpp na it ne li këru liggéeyukaay yu mag yi daanu ci diwaanu Saloum moo waral immigration clandestine bi. te Kaolack amul benn infrastructure boo xam ne jeunes yi mun nañoo xëy dafa dem di liggéey Salin lañ am te Salin liggéey bi demeewul noonu port baa ngi nii tëj na usines yi nekkoon kawoon yëpp tëj nañ. lii di mbëkk mi lu am la ci Kaolack fii nga xamante ne moto Jakarta yi ñoom ñoo doon assurer dépenses quotidiennes yi waaye ci kaw ay jafe-jafe yu bëri yi seeni borom di jànkoonteel Saloum bokk na ci gox yi nga xamante ne bii lii di mbëkk mi am na fa doole. Aliou Kane Kaolack Zik FM. Aliou Badara Kane maa ngi lay jaajëfal en tout cas conseil notable ak lébu yi nekk ci diwaanu Rufisque gis nañu ni fii ak leeral ñu xaalis bi ñu defoon ci wàllu migration clandestine dépoussiérer loi yi ñu denc rek te mën koy jëfandikoo ngir teg ay projet yu dëgër ci wàllu koom-koom ñeel tout tànk yi dina jafe lool ñu xeex immigration clandestine. reportage Cheikh Ahmed Tidiane Seck. bu mbirum immigration clandestine bi kuréel gi lëkkale nag notable lébu yi ñoom xalaat jëm ci ne daal faaw ñu taxawal ay béréb yoo xamante ne ndaw yi daañ fu mën a liggéeyee ngir nag ñu toog ci seen ak dëkkuwaay Mamadou Diop Thioum bokk ci kuréel gi nga xam ne moo di conseil des notables lébu bu Tëngéej. parce que ku koy wax ci Tëngéej war a juum ngir fukki junniy tonnes ak ñeent yi jëkk a génn fii ci 74 jëm Europe ci bët Sénégal tool bi ñu ko defoon a ngi fii le 23 74 di 1050 hectares est-ce que dañuy bàyyi nit ki ñëw ko def koy bâtiment wala ay nit ñëw def koy délibération yi kat di ko jël ci région du Cap-Vert Tëngéej rek am dossard agricole boobu mën a génn tey ji agriculture bu ñuy wax ak horticulture ci jar na yuuxu ca kaw nag war a nekk ay béy ñu bañ ñoo rey ci suufu lal bi. membre yi ak responsable yu conseil des notables lébu bu Tëngéej di sàkku nag ñu daal di yeesal loi boobu nga xam ne moo ñeel wàllu migration ba noppi nag saytu koppar ya nga xam ne moom la ñu jagle woon ñii di migrants yi dellu si waat ci seen ak réew. mooy nañu wax ca kaw li am xaalis bi ñu ci dugaloon pour téye xale yi jëmul ca ñoom ñàkk a jël dañoo jël xaalis yi ñeen jegoon fa Europe ñu war leen a téye ñu jël xaalis bi jox ko ay ndaw yoo xam ne yëggaw ñu Maroc li ñu xaalis defaroon
nañ ko ci këyit ba génn loi migration ba ñu tegal leen ko ci assemblée nañ ko wote parce que mooy li nga xam ne c'est li ñuy mën a wéeru ñu mën a régler migration. conseil des notables lébu bu Tëngéej namm nañoo organiser ay bëccëg yoo xamante ne weccante la ak xalaat jëm ci phénomène bii di émigration clandestine. Cheikh Ahmed Tidiane Seck, Tëngéej, Zik FM. Voici Trafic News. ñu wax ci assemblée nationale ak budget bu ministère de la justice voté nañu ko démb mu nekk occasion ci maître Malick Sall mu waxaale ci enveloppe bu 7 milliards ci francs CFA yu ñuy jagleel confectionné ay bracelet électronique yi nga xam ne ay start-up sénégalais ñoo koy defar ministre bi la mu ci jublu mooy mu nekk lu sénégalais taxawee koom-koom gi yam ci ñoom wante itam wàññi xëy na détention préventive yi lu jëm ci affaire Sëñ Modou Kara Mbacké waxu ca tey jii ci suba nag ministre bi wax lu jëm ci wàllu jigéen ñeek njaboot yeeg tout tànk yi ak lu kenn xamul genre mooy lu kenn xamul xamuñu góor wala jigéen noonu lañ koy mën a tekkee rek ci wolof muy ministre de la femme famille ak genre ak protection des enfants mooy défendre budget am lu mooy loolee bu ca noppee ki yor tout tànk yi muy ministre de la jeunesse moom itam dana défendre budget am ci kanamu député yi ci assemblée nationale. loolu fi nekkoon li gën a fës ci ay xibaar pàcc gu jëkk gi pàcc ñaareel gi sport lay doon. Ramata salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. naka suba gi. alhamdulilah. alors ñu doore sport ci génnaadu nag Pape Bouba Diop levée du corps bi tey jii ci alxames ji suba lay doon fële ca Lens. waaw tey ji nag ci alxames gi la ñuy amal levée du corps kii di Pape Bouba Diop gannaaw bu mu wujjee borom nag niki ci dimanche gi kon nag ñu jàpp ne ci boobu levée du corps sax autorité sénégalaise nag dinañ fa teew ak monde sportif bi ngir nag rendre ko hommage gu mujj gannaaw nag ñu koy indi fii ci Ndakaaru ñu dem foofu ca Lens fekk fa kii di Pape Cheikh Fall. mu nekk génnuk àddina gu teel doon si ak ndaw toll si ñeent fukki at ak ñaar kii di Pape Bouba Diop nekkoon ki gënoon ràññu ko ci wàllu football jëmale ko ci Sénégal rawatina si atum 2002 Pape Bouba Diop moom nekkoon ci footballkatu Sénégal yi équipe bi nga xam ne moo tojoon àddina si jamono jooju ki si gënoon ràññee ko Pape Bouba Diop moom nekkoon ndaw nekk sportif mës am jafe-jafe lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram bàyyi ñaari doom moom moo génn àddina si ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre bi fii ci Arras Pape Bouba Diop moom nag moom mi nga xam ne ci biir mbokk bi mu nekkaloon fii ak àddina bi nga xam ne ñoom la daan seqal wàllu jàmm ak wàllu football ñoom ñoo koy fas yéene delloo njëkkal ñaanal ko Pape Bouba Diop moom lii di ab néewam danañ ko jëlee ci hôpital bu morgue bu Lens nekk fii ci France bu 11h tegale fanweeri simili buñ jëlee néew bi nag danañ koy yóbbu sa jumaa ja nekk ca biir dëkk bee di Lens bu midi jotee foofu nag lañ koy jullee si biiri mbokkam si biiri xaritam ak si biiri ay ñi nga xam ne ñoom lañ seqal wàllu football ñoom ñëpp danañ ko sargal ñaanal ko yàlla yërëm ko Sénégal nag ki leen fas yéene teewal mooy ambassadeur bi nekk fii ci France di Maguette Seye ànd si ak consul général bi ak yeneen i kilifa yoo xam ne ñoo ngi si biir dëkk bi lii di néew Pape Bouba Diop incha allah danañ ko jëlee fii ci Lens yóbbu ko ci guddi gi ci aéroport Roissy Charles de Gaulle ëllëg si àjjuma bi la fas yéene egsi fële ci Ndakaaru si aéroport bu Diass mu nekkoon fii ci Lens Pape Cheikh Fall pour la rajo Zik FM. Pape Cheikh Fall tiis la ba léegi ndeysaan Pape Bouba xel yëpp di dem ci moom ci saa su ne jaraaf itam moom itam jaraaf non coupe CAF jaraaf quitté na Dakar pour dem ca jongante ya. waaw non xam nga nag àjjuma ji ñoom démb la ñu waroon dem foofu ca Nigéria. waaye nag ak test yu ñu waroon def jëm nag ci mbas mi di Covid 19 loolu nag moo leen mujjee retardé ndaxte lii di compagnie bu leen waroon nag yóbbu da leen nag exiger ngir nag ñu am yooyu les résultats. ba tax na nag jaraaf kon xam naa ne nag ni ki tey lañ ko fas yéene amal kon ëllëg la ñuy jógee fii ci Ndakaaru ngir nag dem foofu ca Nigéria ngir nag lu jëm ci wàllum match retour jëm ci premier tour préliminaire coupe CAF ñu ànd ci ak Fatou Lay Mbaye Diop. équipe bu Jaraaf dañoo raté seen avion bi leen waroon yóbbu ca Nigéria ngir amal seen jongante retour seen diggante ak Kano Pilar te ci match aller ba Jaraaf gagné woon 2-1 li andi ñu raté seen vol boobu doon na ay mbirub test Covid 19 ndax ñi yilif avion bi dañu ne kenn ku ne rek na def bile test balaa nga yéeg ci roppalaan bi waa Jaraaf ne ñoom waaju luñ ko woon ndax kenn waxu leen ko woon mu mel ni ne secrétaire général bi ŋàññe na sax nañ leen teeroo dañoo mujjee jël joueurs yi daal di leen di delloo ci seen siège def benn séance d'entraînement mu mel ni tey dirigeants yi defoon nañu ab mission avancée foofule ca Nigéria ci xibaar yu ñu mujjee am Jaraaf ajjuma lay mujj jóge Dakar ngir dem fële ca Nigéria def jongentem samedi laata muy ñibbisi rek mardi ci suba fii ci Sénégal.
di fàttali nag li jëm nag ci match ali ba sax Jaraaf bu Dakar moom moo daanoon nag équipe nigérienne bi di Kano Pilar foofu ca stade bu Thiès 3 bal ci 1 kon ñu yaakaar nag Jaraaf war na nag mën a jàll ci premier tour lu jëm nag ci première coupe CAF googule. ñu wax ci Afrobasket ak U18 góor ñi ak jigéen ñi mu nekk compétition boo xam ne bari na lool ay jafe-jafe yu ci amoon. waaw bëri na ay jafe-jafe yu ci am ndax soo xoolee sax jëm ci wàllum jigéen ñi bëri na nag ay forfait ba tax na kon ñett ci équipe nag ñoo fas yéene teewe ci boobule Afrobasket bokk na ci Sénégal Mali ak kii di Égypte moo xam ne moo dalal boobule compétition kon ñu jàpp ne sax compétition bi dinañ ko dox nag ni kii tey ci ngoon ci diggante nag Égypte ak Mali ba dalal boobule compétition Sénégal nag ni ki ëllëg la fas yéene laale ak équipe bi di Mali loolu bu 20h jotee lay doon foofu ca Caire lu jëm nag ci boobule compétition kon ñu jàpp ne phase de poule yi bu ñu ci jeexalee rek nag ñaari équipe yu jël première si seen groupe maanaam benn groupe la premier bi ak deuxième bi ñoom ñoo dem nag directement final gi nga xam ne dañ ko amal ni ki juróom-ñeenti fan ci weerum décembre foofu ca Caire góor ñi nag jàppal ne kon ñeenti équipe ñoo fa mujjee nekk ku ci mel ni équipe bi ko dal di Égypte Sénégal ak Mali bi nga xam ne moom moo yor raaya gi waxtu wi ak Guinée kon ñu jàpp ne tamit compétition bi ni ki ëllëg lañ koy tàmbali bu 17h30 jotee ci tey jëlee sax lañ koy tàmbali Sénégal moo ci Égypte moo ci fas yéene laale ak ñii di waa Guinée bu 20h jotee la doon Sénégal nag ëllëg lay laale ak ñii di waa Mali mi nga xam ne moo yoro raaya gi kon mën na nekk jongante bu am solo ci diggante nag vice champion bi ak champion bi loolu bu 17h30 jotee lay doon foofu ca Caire. ñu wax léegi ci résultat juróomeelu bëccëgu Ligue européen. waaw démb nag européen des champions démb lañu ndax képp nag lu jëm ci juróomeelu bëccëg bi kon Krasnodar moom moo doon équipe bi di ren benn bal ci dara kon ñu jàppale nag ren ba compétition bi tàmbalee ba léegi amagu ci nag ak victoire Istanbul bu Basaksehir bu dee ñoom Demba Ba démb nag RB Leipzig moo leen fekk daan leen ñett FC Séville moom dafa lajj gu métti sax foofu ci Espagne ci kanamu Chelsea bu Edouard Mendy ñeenti bal ci dara Ferencváros moom Barcelone moo ko fekki daan ko ñett ci dara même score lañu nemmee ko ci diggante Juventus ak Dinamo bu Kiev Dortmund ak Lazio dañoo témboo ku nekk dugal sa morom benn but FC Bruges bi ñoom Crépin Diatta ba fii nag am yaakaar ne war nañ mën a qualifier ndaxte ñoom démb dañoo daan Zenit Saint-Pétersbourg ñetti bal ci dara Manchester United moom dafa lajj ci kanamu Paris Saint-Germain foofu ca Old Trafford ñett ci benn kon ñu jàpp ne boobule nag poule ba tey kenn jotu fee qualifié juróom-ñetti équipe nag ñoo jotagum qualifié jëm ci 8e de finale yi bokk na ci Chelsea bi ñoom Edouard Mendy FC Séville FC Barcelone Juventus bu Turin Bayern Munich ak ñi di waa Manchester City Porto ak Liverpool bu ñoom Sadio Mané El Hadj kon lii moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. maa ngi lay jaajëfal Baye Ma Anta Mbow ñu xool ci xibaar yi. Master Office gën ci